salaam Babacar di lay nuyu di nuyu ñëpp xibaar yi li ci gën a fës mbirum Ousmane Sonko pencum ndaw réew mi di tàmbale tey ji liggéey bi jëm ci dindi malaanu kiirlaay député ni ko ministre de la justice sàkko njiitu Pastef ñu koy jiiñ mbirum siif ndaje boobu waral ba waa ambassade France di ragal yi manifester ñuy wax doomi France yi nekk ci réew mi ñu moytu boru assemblée nationale ak tamit boru Sacré-Cœur di fi Ousmane Sonko dëkk moom Ousmane Sonko waa Y'en a marre frappe France dégage ak parti bi di FDS taxaw nañu pour xeexal ko ndax dañoo gis ne nguurug Macky Sall moo koy fexeel la daañu ci teg xibaaru tàggat yaram chronique culture bi jeexale ak li ci yenn kaay mu nekk li gën a fës ci xibaar yi nes du liñ ci ay faram-fàcce. mbokk yi ñu leen di nuyu dellu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar yi dañ koy door lu soxal mbirum Ousmane Sonko moom député bi jiite Pastef assemblée nationale tey jii tàmbali liggéey bi jëm nag ci dindi malaanu kiiraayam député am ni ko ministre de la justice sàkko ci moom loolu nag gannaaw bi ñu koy jiine dafa siif benn xale bu jigéen buy liggéey ci salon de massage bu nekk fii ci Ndakaaru assemblée nationale kon tey bu mi di jotee la ndaje boobu waaye dañ fay dem fekk fa Barthélémy Ngom Barthélémy ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Ndiob. lan leen mën a jàpp foofu ca booru assemblée nationale waxtu wi. la nga waxoon ca journal 7h bi di changé na police a ngi tàmbali installé benn dispositif. yegsi nañ fi sànq ak benn camionnette bu fees del ak ay pick-up yoo nga xamante ni fees nañu del ak ay alkaati ñu wàcce leen fii ci buntu assemblée nationale. jàpp leen ne nag ñu ngi tàmbali di baare yoon yi nga xamante ne ñoo débouché ci rond point place Soweto daanaka sax lépp luy jaaykat muy jaaykatu café ki jaaykat leneen dégagé nañ leen maanaam dàqee leen ci bërëb yi nga xamante ni fa lañ doon tàmm toog ndaxte dañuy moytu rassemblement am ci buntu assemblée bi loolu lépp wane ne accès bi tey fii ci place Soweto du yomb ndaxte gaa nag moom circulation bi ñu ngi wéy gaa donte ñu ngi commencé ériger ay barricades di baare yoon yenn yoon yi mais teewul circulation baa ngi wéy. ñu jàpp ne également am na ay policiers yoo nga xamante ne dañoo nekk en civil gis nañ leen sànq porte principale assemblée bi nag Alaaji Ndiogu ubbi nañ ko personnel administratif bu pencum ndawi réew ma ñu ngi tàmbale yegg si benn loolu rek wane décor bi nga xamante ni moom moo nekk gum fii ci buntu assemblée nationale. nga xamante ni ci kanam tuuti bu mi di jotee ci la bureau bu assemblée nationale war a réunir benn waxtu bu ñu gannaaw ndaje boobu bu 1h jotee ci la conférence des présidents de commission war a dajaloo également ngir penché wu ci requête bi nga xamante ni mu ngi tukkee ci ministère bi ñu dénk ministre gi ñu dénk wàllum yoon ngir rek ñu lever immunité parlementaire bu député bi di Ousmane Sonko liñ koy toppee juñu nga ko léegi ci xibaar yi. donc jàppale ne daal pour résumer am na dispositif boo xamante ne installé nañ ko camionnette bu fees del ak ay pick-up boole ci nag Alaaji Ndiogu jën fourgonnette bi nga xamante ni mooy tuuraate ndox mu tàng. kon Barthélémy Ngom moo nekkoon en direct foofu kon ci assemblée nationale foofu kon jamono ji karange gi ñi nga fa taxaw ngir nag bañ ay dajaloo ak yu ni mel ñu koy gërëm bu baax moom Barthélémy Ngom nekkoon en direct foofu ci place Soweto ci assemblée nationale. ambassade bu France ragal sax ay manifester tey ji waral sax ba ñu sàkku ci doomu France yi nekk fii ci réew mi ñu moytu bu baax a baax lépp lu nekk booru assemblée nationale ñu moytu Fatem naka noonu tam booru Sacré-Cœur nga xam te ne fa la kër Ousmane Sonko nekk moom Ousmane Sonko njiitu parti bi di Pastef ñu koy tudd ci mbirum siif benn xale bu jigéen wante waa FRAPP waa France Dégage ak parti bi di FDS bu docteur Babacar Diop ñoom nag ñi ngi ñaawlu mbir moomu nee na lii rek du dara lu mooy pexee noonu Macky Sall ak nguuram ñooy fexeel ki nga xam te ne mooy Ousmane Sonko loolu duñ ko nangu daañu taxaw temb jàmmaarloog moom Papa Balla Gueye. taxaw Ousmane Sonko bokk na ci mbëbët yi nga xamante ne soxal na bu baax Y'en a marre FRAPP France Dégage ak Force démocratique Sénégal les Guelwaar ñoom ñetti kuréel yooyu nag ñu taxaw temm ne ni nguur gi di doxale ngir daal di xoqatal ay adversaire politique dafa doy Cyril Touré alias Thiat bokk ci Y'en a marre di ko xamle. bi nga xamante ne ñaari citoyen yooyu am nañu jafe-jafe kii wax waxam ñu war a xaar yoon moom dafa xëy yabal police am ñu ñëw maanaam tëj kii di Ousmane Sonko ne ko yow amoo droit génn amoo droit noy amoo droit sëqat kon tàmbali nañoo jël ay droit am te demaguñu fenn ñu ne kon nag ñun loolu duñ ko setaan parce que duñu nangu Macky Sall jaar ci prox ndollu problème mu ñaari sénégalais profité ci pour régler ay problème mu élection am profité ci ndëgg sërëx gi dugg dem ut troisième mandat profité ci dem ci ay élection moom mbër la moo xam ne moom day bàkku waaye taqandeeram dong la bëgg di bëreel bëggul am adversaire face à lui lépp lu mu laaj danañ ko def. loolee tax na sax ñuy woote wàllu jëmale ko ci kilifa diine yi balaa mbir yi di yegg foo xamante ne dana gën a doy waar. mooy woon nañ suñu kilifa diine yi di leen ñaan
njëkk ne leen seen i doom seen i sët ak seen i taalibe ñoo leen ñaan ngeen dimbali leen waxtaan ak Macky Sall ndax Macky Sall fi mu jëmale réew mi baaxut ñu ngi taal dëkk bi si moom it nguuram la ñu gisee ay xoqatal akum jaayum doole ñu ne kon kilifa diine yi li laa war a sóoli artu leen ko mu bàyyi li mu nekkee waaye nag ñun ñi di mbedd mi ñun ñi di askan bi moom ci lu mu ñu woo ñu wuyu ko ci lu mu ci bañul bañuñ ko ci lu mu pare nañ ko ci. ñoom force démocratique du Sénégal Y'en a marre ak FRAPP France dégage ñoom ñëpp ñu taxaw nekk benn say jamono ji nag li ñuy laaj bokk na ci ñu daal di dindi lu ci mel ne au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social et environnemental ay institutions yoo xam ne jàpp nañu ne dañ koo taxawal ngir yàq xaalis surtout ci jamono ji nga xam ne mbas mi mu ngi sonal askan wi le Papa Balla Gueye ñeneen ñu taxaw ngir xeexal Ousmane Sonko di ñañam ya nekk ca Kaffrine ne ñu nag bu ko jaree daañu joxe seen bakken ngir aar ki nga xam te ne mooy seen njiitu parti di Ousmane Sonko Omar Ndiaye. gannaaw yëngu yi forandoo ñoom Ousmane Sonko ci yenn diwaan yi ñoom ñi nekk ci diwaanu Kaffrine nag ne duñu daw duñu yox yi te ku leen wokk jamono ji ñu xëy ko Sina Amadou Gueye moo di coordinatrice Pastef fii ci diwaanu Kaffrine. ñun dañoo nekk ay nit yoo xamante ne nit yu civilisé lañ nit yu intelligent yi lañ ñoo xamante ne dañuy utiliser suñuy xalaat duñ leen bàyyi di leen seetaan ñuy sacrifier suñu président Ousmane Sonko. ñoom waa Pastef Kaffrine nag nee nañu lu mu jaral nguur gi rek ñoom ñoo ñu jarale leen ko te bañuñ ci ba teg ci seen bakkan. man waxuma kenn le président Macky Sall laay waxal depuis 2017 ba léegi mu ngi topp le président Ousmane Sonko sonnal na ko di ko sosal ci lépp fii ngeen gis yéen ñëpp saccagé nañ fi suñu siège envoyé nañu ay jigéen guddeeg bëccëg te loolu du tey ñu ngi koy wax nag lépp li nga xamante ne yaakaar nañ ko moom yaakaar na ko ci pour yàq le projet de Pastef ñun Pastef amul ragal amul bukkat Macky Sall bukkat la moo tax amul élégance politique tapet la maa ko wax lum ci laaj ñun dinañ ko jox bu yeboo sax ñun suñu bakkan yi ñu bàyyi ko fi ndax le président Ousmane Sonko jaral nañ ko. jamono ji nag ñoom waa Pastef yi nekk ci diwaanu Kaffrine ñi ngi daas fanaanal di xaar naka la waneen di mujjee ak i gëtëm Kaffrine Omar Ndiaye RFM. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ngeen di teewlu xibaar yi ci RFM 8h tegal juróom-ñaari minutes yi ci xibaar yi wax lu soxal léegi wàllu wér-gu-yaram ak njiitu réew mi joxe ay ndigal gouvernement bi ngir ñu fexe jël matuwaay yëpp ba lépp yemb ci wàllum ñàkk gi bëgg na nag lu jëm ci wàllu wàccaay yi fee njeexital weer février bi lépp daal di taxaw ba nga xam te ni daañu mën a ñàkk ñi nga xam te ne ñoom la mbir mi soxal sàkku na tamit ñu daal di sàmmoonteeg ñàkk yi démb la ko xam ne ca ndaje conseil des ministres Abdou Diouf Junior. njiitu réew mi ne ni mu gisee mbas mi di yokkoo ci réew mi war na tax ñu jël ay matuwaay ci ni mu gën a gaawee moo tax mu ne nañu fexe ba ñàkk ñoo xam ne ñoom la wopp bi gën a yab fi leeg njeexitalu weeru février bi ñu nekk loolee dafay laaj suñu sukkandikoo ci njiitu réew mi booloo diggante jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ki yor wàllu koppar yi ak itam yeneen jëwriñ yi nga xam ne dañuy laale ci mbir mi ñoom ñépp nag ñu jël mbooleem xeetu dogal yi nga xam ne dina tax ñu yombal jote ci wàllu jumtukaay yi ak koppar yi nga xam ne dina tax ba ñu mën a door ñàkk bi fépp ci Sénégal moom njiitu réew mi di wax ni xam na bu baax a baax jéye yi nga xam ne mbas mi mu ngi koy def ci askan wi ci seen wàllu wér-gu-yaram waaye itam ci koppar yi ci réew mi moo tax mu ne nañu gën a góorgóorlu ci bàyyee xel bu baax a baax mesures yi nga xam ne dina tax nga aar sa bopp aarale ñi nga dendal liggéey boobee nag dañ cee war a sóobu ci ni mu gën a gaawee fexe itam ba mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy bokk ak koppar yi ciy dem ngir mën a vacciner doomu aadama yi fii ci réew mi ñu mën ko caa matal moom njiitu réew mi Macky Sall di wax ne nañu bàyyiwaale xel ñi nga xam ne dañuy sooxaale yi jàngoro tey war di dem ci l'hôpital yi ngir wéyal seeni traitement waaye itam ñu bàyyi xel bu baax a baax PEV di programme élargi de vaccination moom njiitu réew mi di wax ni ñàkk yooyee su demee ba ñu tàmbali ko jëwriñ bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ci réew mi nay def saa yu ñu amee conseil des ministres mu indi ay leeral ci doxalin wi ak tolluwaayu ñàkk woowule ngir xibaar yooyu le doomu réew yi mën caa jot. Abdou Diouf Junior dem ba Koul di dëkk bu nekk ca diwaanu Tivaouane waa Koul ñoom nee nañ Koul ñu li ko waral mooy jafe-jafe dëgg lañ jànkonteel ngir mën a faju waral sax ba waa SEMI banqaas ba fa nekk daal di jël lépp ñetti junni élèves daal leen di dugal ci programme bi su ko defee waajur yi mën a faj seen i doom leeraleeg Cheikh Anta Diop. lu toll ci ñetti junni ndongo ak juróomi téeméer nekk ci école primaire yi ak collège d'enseignement moyen fii ci diwaanu Koul ñoom ñëpp de tey jii la ñu def ba ñu am assurance lu jëm ci wàllu couverture maladie universelle élève bu ci feebar mën a faju ci paj mu yomb ki nga xamante ne moom moo nekk yombalkat bi di maire Koul Modou Fall. lu mën a def mooy lan élèves yi nga xam ne seen waajur ñëpp mën na ko ñu dugal leen ci CMI ak élève bi ndax nag loolu rek mooy tax seen waajur yi seen xel dal ba heure bu seen doom
amee lu mu yëg ñu sawar ci dem hôpital fu ñu waroon a fayee yenn montants yi wala yenn ordonnances chères yi ñu wàññi leen ko lool pour ñu ne lii war a garag la ndax nag nit ñi ñooy dajale seen déem ak seen daqaar ñu dugal ko ci budget commune bi kon nag commune bi tam war na leen koo delloo. ñi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram nekk ci département bu Thiès ak Tivaouane dikkoon fii ci Koul rafetlu lool jëf ju ñu mel ndaxte lii de lu am solo la dina dimbali ndongal daara yi docteur Bako Madior Fall nekk chef de service régional bu couverture maladie universelle bu Thiès. réew moo dem fekk nit ñi wéruñu nit ñi jànguñu réew moom da yaakaar nañu mu développé te loolu nag monsieur le maire daf ko comprendre moo tax moom mu jël ci li nga xamante ni moom lañ ko jox mu liggéeyee mu jël ci élèves yëpp loolu nag pour ñun dafa am solo di ñaati yenn maire ñoom tam ñu def ni monsieur le maire def ku wax département Tivaouane ndongo yi nga xamante ne dañoo nekk ci commune rurale yi dañuy faral di am jafe-jafe ngir mën a faju ji waaye nag programme bi ñu leen jagleel dina tax ndongo yi mën a faju te jëf ju mel nii bëgg nañu mu law ci commune yi ci département bu Tivaouane. RFM Thiès Cheikh Anta Diop wax lu soxal wàllu njàng mi gannaaw wér-gu-yaram ak dogal bi inspectrice d'académie bu Dakar jël indi coppite ci waxtu yi ni jàng ci daara yu suufee di école élémentaire yi léegi kon xale yi di jàng ba tisbaar ñu wàcc loolu duñu compte kon waaye nag am na yenn école yoo xam te ne sàmmonte wuñ ak dogal boobu tax nag ba inspectrice bi di leen di dànkaafu ne nag ay daan mën na leen cee fekk Salisson. inspection d'académie bu Ndakaaru di ki fi jiite wàllum njàng meeg njàngale mi nee na dafa nangul école privée catholique yi ak yeneen école privée laïque yi nekkee ci gox bile ngir ñu wéyale seenum njàng ak njàngale ni nañu ko doon defee moom Khadijatou Diallo nee na loolu su ngeen gisee mu nangu ko daa fekk ne ñooñu sorewuñu ak la mu bëgg. comme xale bi bu ñëwee 8 heures ba 4 heures bi muy ñibbi ci di duggaat ci bis bi di ñibbi du génn école bi te ci affaire mesures sanitaires yi tamit dinañ ko respecter parce que dañ na ciy wax ci demande de dérogation bi j'accorde et c'est ça que j'ai fait léegi ñi ma demande dérogation mooy l'office national de l'enseignement catholique du Sénégal moom moo ëmb toutes les écoles privées catholiques directeur diocésain bi moom moo ma bind demande de dérogation mu ëmb école catholique privée yépp am na ay privé laïque tamit yu déposé ay demande man loolu bañu ma ko. circulaire bi di ndigal li mu joxe def ko ci këyit képp koo xamante ni nag nangu woo koo jëfee te tamit joxula ndigal ngir nga bañ koo jëfee ay daan mën naa dal ca kaw la fàttali moom mi nga xamante ni moo jiite wàllum njàng meeg njàngale mi ci Ndakaaru di Khadijatou Diallo. circulaire bi ma signé man en tant qu'inspectrice d'académie elle est exécutoire fu ko respecté wul di nga encourir ay sanctions déposé woo dérogation ma xool yow li ngay def ndax dem na ci anamu circulaire bi ma may la dérogation parce que booba day fekk yow xale bi bu duggee 8 heures ba benn yoon lay dugg wàcc amul dem ak dikk bi laa ne mënatul ne. bu fekkente ni école privée yi am na ñoo xamante ni nanguñ leen ngir ñu wéyalee nañ doon jëfee wàllum njàng meeg njàngale mi ci école publique bi moom yu nekkee fii ci Ndakaaru ñoom ñépp lalu ci na mu ko bëggee moom mi fi jiite wàllum njàng meeg njàngale mi ayu bës a ngi nii daa génne woon téere ngir changer lii di emploi du temps école primaire yi ree ndaxte moom nee na dafay bañ doomu jàngoro ji di mbas mi gën a amee doole ci école primaire yi lee tas ci dëkk bi. Salif Sow des ci njàng mi ak étudiant Fatick nekk ca université Gaston Berger bu Ndar ñoom nag nee nañ jafe-jafe te lañu jànkonteel jamono ji ndax am ñu fu ñu dëkk ca université ba waral ba nee nañ yenn étudiants yi sax ca couloir ya la ñuy fanaan ñu bëgg nag kilifa yu Fatick daal di leen dimbali saafara seen i jafe-jafe wax ci wàllum suuf ak kilifa yu aéroport international Blaise Diagne bu Diass nee nañ nag daañu delloo waa Diass suuf su toll ci 318 hectares di ñetti téeméer fukk ak juróom-ñetti hectares nee nañ tamit daañu doot ñu jëleeti waa Sakirat dañ leen a waroon kon jële fu lañ nekk nee na nag loolu yëpp teg nañ ko ci suuf dogal yoo tukkee ci tànku jàmm yoo xam te ne waa Forum Civil ñoo ko dox ànd ci kii di Elentine ab ndaje amoon diggante ñaari wàll yi Abdourahmane Diallo. kilifa aéroport international bu Blaise Diagne di jubal seeni xalaat ci li nga xam ni dañu bëgg a def mur clôture aéroport bi docteur Kaligna mooy coordonnateur pôle marketing communication AIBD. quartier bi ñuy wax Sakirat nañu dalal seen xel jóguñu fa tey jóguñu fa suba c'est pas à l'ordre du jour danañ def mur bi danañu ko contourner ba ñoom ñu mun fa toog loolu mooy bu njëkk. Diass perte na ay terre de culture engagé nañ procédure de déclassement 300 hectares c'est en bonne voie emploi AIBD dina ci taxaw. di ab xibaar bu neex ci ñu dëkkee ñoom la ñuy xaarandi mooy waa aéroport daal di respecté dige yi nga xam ni dige nañ ko ci ndaje bi Pape Daour Faye moo yor seeni kàddu. si waxtaan bi am na luñ ci tënk comme dafa nekk loo xam dañu tënk ñun la ñuy sàkku mooy la ñu tënk nañ ko matérialiser nañ ko wone ci terrain bi
askan wi nañu gis seen bopp ci aéroport bi. coowal diggante waa aéroport AIBD ak ñi dëkkee Diass député ba woon Hélène Tine ak waa Forum Civil ñoo ci daal di dox tànku jàmm Ibou Niang kenn la ci waa Forum Civil. dinañu ànd ak population Diass yi ñu daal di def benn listing de l'ensemble des promesses ñu topp ko balaa ñuy egg ci forum boo xam ne forum bu mag lay doon su ko defee yi nga xamante ne que digg nañ ko yëpp ñu xool nu ñu ko respecté. waxtaan yi nag diggante ñi dëkkee Diass ak waa aéroport ndorteel bi dafa tàngoon waaye mujjantel ga ginnaaw bi waa aéroport jëlee ay engagement xel yi daal di dal. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. RFM Sport. yegsi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Njogu Jën. looy doore. wàllu football la ñu koy dal doore ak tournoi UFOA zone A ñu jagleel ko équipe nationale cadette yi maanaam gune yi nga xam ne dañoo toll ci fukki at ak juróom-ñaar. ñoom nag Sénégal fii lañ koy daal di amal googule tournoi ca stade Lat Dior bu Thiès jàppale nag ci demi-finale la ñu daal di toll ni ki tey jii sax la ñu koy daal di door ci bu 14h jotee demi-finale bu njëkk diggante Mali lay daal di doon ak Mauritanie ba ca des bu tàkkusaan weesoo maanaam 17h30 ba tey ca stade Lat Dior diggante Sénégal mi ko organisé ak Guinée-Bissau fàttali nag ñaari équipe yi nga xamante ni qualifié nañu final danañu daal di teewal zone ouest africaine bi ca Coupe d'Afrique équipe nationale cadette yi ñu daal di ko amal foofule ca Maroc ci weeru mars bi daal di ne ba tey wàllu football ak Teungueth FC mi nga xamante ni sóobu na ci wàllu Ligue des Champions qualifié ci phase de poule yi léegi nag yëf yi danañ ko daal di door ni ki week-end bi ñoom sax samedi gi seen digg ak Espérance bu Tunis lay daal di doon ci bu 13h jotee di heure Ndakaaru ñoom nag doomu Teungueth yooyu le ni ki démb sax lañ fi daal di bawoo wutali foofu la nga xamante ni moo di capitale bu Tunisie laata nag ñuy dem sax daal nañu tàggatu gu mujj foofu la ci stade Ngalandou Diouf bu Teungueth ñu ànd fekk suñu ndaw bu ñu fa toggal di Abdou Diouf Diagne. entraînement bu mujj bu Teungueth FC daataa muy dem Tunisie kii nga xam ne mooy teewal Sénégal ci Ligue africaine des champions war a laale ak Espérance bu Tunisie ci gaawu bi coach titulaire bi Youssouf Dabo nekku fa kii nga xam ne mooy directeur sportif bi daal di koy wuutu ginnaaw entraînement bi nag benn kàddu duñu ko wax jëmee ko ci taskatu xabaar yi ndigal lu ñu jot la ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite club bi ci kaw tribune bi ay supporters di ñaax joueurs yi. Pape Ndiaye Khanju moom mooy président bu comité des supporters Allez Rio. tàggatoo ak joueurs yi comme ni ngi war a dem Tunisie donc moo tax supporters yëpp mobilisé wu ñëw pour que ñu tàggatoo ak ñoom ñaax leen délégation bi rek mooy dem xam nga bu ñu sañoon moom ñëpp dañuy dem ànd ak équipe bi donc nañ leen ñaax rek comme ni leen ñaaxee woon contre Hazard rek booy ñuy dem ndam daal andi ko waaw suñu xel daal na parce que bu ñu xoolee équipe bi journée championnat yi passé dafa amoon ay blessures yu bari yàlla def na def na ni ñoom ñëpp wér nañ ba ñëwaat si entraînement bi suñu xel daal na ci ñoom. équipe bu Teungueth FC bi nga xam ne tey jii si ngoon nag la war a jóge Sénégal mu doon gulet muy bokk ci phase de poule bu Ligue africaine des champions RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. geneen équipe bu Sénégal gu ñu teewal ci compétition africaine yi moom moo di Jaraaf bu Dakar ñoom nag daal di nañu yegg si ni ki démb foofu la ci Harare di capitale bu Zimbabwe dimanche seen diggante ak équipe bi di Platinum FC la ñuy daal di kon bokk jongante ci li nga xamante ni moo di tour cadrage ngir mën a qualifier ci li nga xamante ni moo di phase de poule yi. gannaaw loole sax ñoom daal nañu tàggatu gannaaw bañ fa eggee foofule ca Harare ki nga xam te ne moo di seen secrétaire général di Léonard Diagne am na ay kàddu yu mu jot a yëkkati ñu déglu ko ci yaatal. ba ñu egsee tamit dëgg yàlla équipe bi fekk nañ fa benn dirigeant FC Platinum mu ñëw accueillir ñu fekk nañ fa bus bi fekk fa voiture légère bi comme ni ko règlement bi waxee mais di rafetlu liggéey bi Amadou Diop def parce que jaraaf umpalewu leen ne léegi chaque fois dañu jël habitude bi un peu comme li fédération di def équipe nationale bu match amee ñu yónnee benn mission avancée te mission avancée boobu ku ñu wax Amadou Diop donc moom moo ñu jiitu woon depuis samedi ba léegi mu ngi fii Harare lijjanti fi ñuy dal lijjanti terrain d'entraînement yi ci wetam nag am benn sénégalaise bu fi nekk wax dëgg yàlla kooku tamit ñu ngi koy gërëm mu ngi fii di liggéey ci Nations Unies yàgg fii trop ci dëkk bi moom tamit mu ngi woon ci accueil gi ndax moom bu Amadou ñëwee moo ko dalal wan ko terrain yi wan ko def prospection pour ñu xam hôtel yu baax yi ñu mun a dal donc bañ fa jógee tamit dañu ñëw egg si dalal joueurs yi installé leen may leen ñu noppalu ko tuuti comme voyage yu fa guddoon daal di def benn séance de dégraissage ci ngoon si donc daal alhamdulilah li ci des mooy bu subaa dinañ continuer suñu programme entraîner jeudi entraîner vendredi bu samedi incha allah ñu dem ci stade bi ñu war a footballer dimanche uti fa ay repères de def fa suñu dernière séance de réglage daal di jublu ci match bi di béer waaye tamit nga may ñu rek ñu sant di gërëm vraiment suñu président Cheikh Ahmed Tidiane
Seck ndax def na lépp pour teg équipe bi ci ay conditions yoo xam ne xale yi war na mën a tax bu ñu duggee ci terrain bi wax dëgg yàlla ñu xaru match bi. dinañ ci remercier fédération sénégalaise de football bi ñu gungee tamit ci plan administratif bi ñu boole ci ministère bi nga xam ne tamit billet avion yi tamit te teel nañu ko jox ba moo waral ñu mën a teel a egsi fii ci Harare. dimanche kon bokk lay daal di am googu la jogante diggante FC Platinum bu Zimbabwe ak Jaraaf bu Dakar ci wàllu coupe de la confédération bi nga jagleel lii di club yi coupe du monde des clubs ñu koy amal ca Qatar ni ki tey jii nag la ñuy daal di amal final beeg troisième place bi diggante doomu Égypte yi la di Al Ahly ak doomu Brésil yi di Palmeiras Sénégal nag ma nga ca ña leen fa teewal moo di ay ñetti arbitre yi leen nga xamante ne ñoom ñoo nar a kon bokk arbitre googule jongante moo di arbitre central bi di Maguette Ndiaye ki koy jàppale ca wet ba nag moo di El Hadj Malick Samba ak kii di Djibril Camara final bi nag danañ ko daal di amal ci bu 18h jotee diggante doomu Mexique yi di Tigres ak ñii di waa Bayern de Munich wàllu football ba tey ci Espagne demi-finale aller Coupe du Roi démb nag FC Barcelone dañu ko daal di daan 2-0 FC Séville ko daal di daan bit ba njëkk ba ko dugal moo di doomu France gi di Jules Koundé ba ca des di Rakitic moom ci jamono nekkoon ci FC Barcelone laata muy dem foofule ci FC Séville geneen demi-finale bi incha allah dañ ko daal di amal ni ki tey ji ci ngoon diggante Athletic Bilbao ak ñii di waa Levante ca Italie foofu Atalanta Bergame moom daal dina qualifié ci finale coupe nationale bi gannaaw ndam ba mu am démb ci digganteem ak Napoli 2-0 Atalanta ci final gi nag dana taseeg ñi di waa Juventus de Turin ca France foofu ñu ngi seen 32e de finale coupe nationale ni ki démb Olympique bu Marseille moom dafa fekk AJ Auxerre ca dëkkam daal di ko daan 2-0 Cheikh Bamba Dieng di doomu Sénégal bawoo fii ni ci jàmbaar bu Saly lu yàggul dara ci weeru octobre daal di wutali Olympique bu Marseille te bañ ko doon recruter sax ci CFA bi lañ ko yóbbuwoon waaye démb gannaaw ba ñu ko dugalee fukki simili la ci daal di teg daal di lakk caax yi loolu nag di ngëneel ci nga xam te ne moo di doomu Sénégal googule AS Monaco moom dafa fekki Grenoble ca dëkkam daal di ko daan 2-0 Brest ca dëkkam mujj am ndam 2-1 ci diggam ak ñii di waa Rodez Nice dafa fekk Nîmes ca dëkkam daal di ko daan 2-0 Amiens moom Metz moo ko daal di éliminé 2-0 Paris Saint-Germain itam daal di éliminé Caen 1-0 seen but ki ko dugal moo di Moïse Kean waaye lu ñuul ca sow la moo di kii di Neymar moom nag laata match bi di jeex dafa daal di gaañu ba tax na fi mu toll nii xel tàmbale naa jaxasoo ndax dana teewe 8e de finale gu nar a dox ni ki semaine bii di ñëw si wàllu Ligue des Champions diggante Paris Saint-Germain ak ñii di waa FC Barcelone lu ci mënti am rek yëf yi dana tàmbalee leer kon bokk boo moytul ni ki tey ji Lille moom démb dafa daal di éliminé 32e finale Coupe de France Dijon 1-0 Nantes moom Lens ko fekk ci dëkkam daal di ko daan 4-2 ñoom sax seen entraîneur di Raymond Domenech daan nañu tekki nombal tànkam daal di indi ki nga xamante ni moo di Antoine Camboire kon boog alaaji lii moo fi gënoon a sos ci xibaaru tàggat yaram. jaajëf sëñ Cheikh. RFM rajo askan wi. xibaar yu ñeel wàllum aada ak cosaan chronique culture bi dañ ci ànd ak Anna Rocha. mag leen di nuyu mbokk yi film bi di Bamoun Nafi Bayou Nafi du bokk kon ci xëccoo Oscar meilleur film étranger atum 2021 gile bokkul ci liste fukk ak juróomi long métrage yi nga xamante ne Académie des Oscars daal dina ko siiwal ni ki talaata ji weesu ci guddi mu di ab déception waaye nag ki nga xamante ne moo di réalisateur bi am na lu positif lu mu ci jàpp Mamadou Dia lañ ci déglu. bokk si waaye si processus bi jàng nañ ci lu bëri liñ ci njëkk a gis mooy solidarité bi am autour du film solidarité bi maanaam mooy ñi ko def waa Matam ak ñi ko def di waa Sénégal di ay technicien di ay comédien di waa dëkk bi ñoom ñëpp jàpp nañ si bu baax seen i ñaan topp suñu ginnaaw vraiment jàppale ñu bu baax beneen bi tam mooy gouvernement du Sénégal boo xamante ni à travers FOPICA jàppoon na si montage bi ñu jàppale ñu tamit bu baax si campagne Oscar yi waaye ñu ngi leen di remercier ñoom ñëpp même bu dee yàlla def na ni ñun sunu course aux Oscars fii la yem vraiment gis nañ ne jàng nañ ne bu ñu jàppalante lépp dina jëm si kanam mooy film boo xamante ni waa doomi Sénégal ñoo ko def ko si seen i xam-xam ñoo xamante ni équipe technique bi ak ñëpp waa fii lañu am ay privé yoo xam ne tamit dañ si dugal seen loxo ñoom Mohamed Julien Ndaw ak yu mel noonu donc maak Mababa ñoo xamante ni ñoo bokk Joe Didi ñu ngi leen di sant di leen gërëm si liñ ñu ngemb ba pare topp suñu ginnaaw di ñu may doole et di espérer que yeneen éditions yi di ñëw samay moroom ñi may mag ak ñoo xam ne maa leen mag ñëpp def film yu gën a bëri ba ñu continuer di dem si jongante yu mel nii di représenter suñu réew
ndax réew bu rafet la réew bu cinéma la réew boo xamante ni leen am nañ ay talent yu dul jeex. direction des arts moom daal dina siiwal ni ki démb liste acteurs culturels yi nga xamante ne ñoom ñoo war a jëriñoo ci koppar yi nga xamante ne moom la njiitu réew mi Macky Sall daal di leen ko jégleel ngir jàppale leen ndax xam ngeen ni ay weer a ngi nii ñoom liggéeyuñu ndax mbas mi. 2 milliards ak juróomi téeméeri millions ci suñu koppar yoo xamante ne war nañ ko séddale lu ëpp 22 junni nit ku ci nekk kon war nga am diggante 100 000 jàpp 125 000 francs ci suñu koppar bu ñu sukkandikoo nag ci bataaxal bi nga xamante ne direction des arts daal dina ko siiwal ci semaine gi ñu nekk la ñuy tàmbale séddale koppar gi jaarale ko ci ab opérateur transfert d'argent. mbokk yi fi la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal kon ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf maasewu ba noppi sab coono gën a yokk loolee mooy bëgg a dal Ousmane Sonko ndax moom jiital parti Pastef yi dampom yi la ñuy ŋawte ak di ko jaabaajonge ci jamono sursoi ñu ngóor système di Ousmane Sonko li ñu koy tuumal bu ko yoon dëggalee tamadu ko ëppi buum ubbil yéenekaay bi waxi yoon la ñuy wax te loolee délit la boo xam ne dañu ko criminalisé ci réew mi nit ku ñu koy toppee juge bi mën na laa jël dugal la kaso te bu boobaa mën nga faa yàgg ndax diire investigation bi amaluñu ko àpp ami kàngam ci wàllu yoon di ay juriste yi ci wàllu observateur xëy di waxtaanal ba ñu xamal ko ne ñi ñuy toppee wàllu viol bu ñu leen mandat dépôt mën nañoo yàgg ca kaso ba boole ceekit waxi liberté provisoire wala waxi contrôle judiciaire moom bu boobaa dañu koy waat l'observateur xamal nañu it ne ñooñu Ousmane Sonko yi di waa Pastef waat nañu wàcc ne li ñuy waxal Ousmane Sonko ab complot la boo xam ne waa ji di Yakham Mbaye moo nekk ca bopp ba Sweet Beauté di salon de massage bi Adji Sarr doon dampe Ousmane Sonko ndaw si ko moom l'observateur ne nañu moom it kenn gënu koo lekk coow ndax dëgg la salon ba am na ay këyit waaye këyit wañu ko jox autorisation dampe bokku ci autorisation létte ak di capp-cappal mu di coiffure ak di def ay soins de beauté ca la yam ñu yem ci xët mu njëkku Les Échos fekk fa xibaar bu ñeel ñooñu Ousmane Sonko yi ñu tegoon loxo ci manifester yi woon keroog altine journal bi nee nañu seenub garde à vue jeex na tey jii ci lañ leen war a defeere liñ leen di toppee moo di tuumay dajaloo te amuñu ci ndigal turbale ordre public bi yàq alalu jàmbur ak yàq alal joo xam ne ñépp a ko bokk yéenekaay bi nañu ba ñu leen tëyee di leen enquête ñu bari ci ñoom dañoo weddi ba tëdd ca naaj wala lañ leen di tuumale waaye ba ñu leen tegalee image yi ñu gis seen bopp gisit li ñu doon def te la ñuy soog a nangoo ñu nangoo ci xët mu njëkku la yéenekaay ne sonkiste yooyee ñu tegoon loxo ca manifester bu ñu moytuwul instruction la ñu jëm ñu demaat ci l'observateur gis fa xibaar bu jëm ci waa ji di Mohamed Ndoye di manifestekat bi ñu ne moo doon wër di taal watay jàmbur yi journal bi ne nañu ab chauffeur la bu dëkk Sacré-Cœur ñeent fukki at la am na it ku jege lool ab dossier yam ku leen wax ne moom Mohamed Ndoye bi ñu ko jàppee ak léegi jooy ak di réccu jëfam ja loolee la nekkee ci loxoy alkaat yi ku ko gis baa nga dégg ko muy wax li ngay laaj moo di ndax la mu doon def moo ko tayoon tey jii Sud Quotidien nee nañu ci la ñu fas yéene teg jéego bu njëkk ci assemblée nationale ngir ñori mbalaanum kiirlaayu honorable député Ousmane Sonko lii Quotidien nañu avocat yu Ousmane Sonko yi bind nañu ab leetar président assemblée nationale di Moustapha Niasse di ko ca xamal ñeenti mbir yu ñu ne bëgg nañu mu leer laata ñuy ñori Ousmane Sonko La Tribune xëy ñu indil ci xëtamu njëkk ñeenti càkkutéef yooyee avocat yu Ousmane Sonko yi di sàkku ci assemblée nationale benn moo di rapport médical buy firndeel ne viol am na ñaareel ba di réquisitoire bu parquet bi ñetteel ba témoigné bi ñu tudd ci fi ñu joxe ab déposition ñeenteel ba di déclaration bu Adji Sarr muy tuumaal Ousmane Sonko ak ñu ne fekk nañu yëf ya maanaam témoigné journal Le Témoin xamal ñu ne borom parti Pastef di Ousmane Sonko narota wéet ci xeex bi ndax mu di waa Y'en a marre waa FRAPP France Dégage ak waa force démocratique et sociale booloo nañu takku taxaw temm ci tubayul Ousmane Sonko journal Le Quotidien nañu du ñoom rek am nañu fare ci société civile gi ak it ay parti politique yu nekk ci réew mi ñoom it nee nañu dañuy jàppale Ousmane Sonko ba tax ñu taxaw doon ab cordon sécuritaire am journal Le Quotidien nañu li jaaxal ñëpp kay moo di organisation féminine di kuréel yi xeexal jigéen yi ci réew mi nga xam ne lu mas a xew ci réew mi buñ ci tuddee jigéen rek dañuy jóg dugg ci bëne lëj ñooñee ba léegi kenn déggagu leen ci coowal mbës mi ginnaaw mbës mi ñu wax ci mbas mi ubbil Soleil national journal bi xamal nañu ne campagne bi jëm ci ñàkk askan wi ngir ñu aaru ci coronavirus bi dinañu ko tàmbali ci réew mi gën koo yàgg bu weer wii di dee maanaam fin février njiitu réew mi Macky Sall moo ko santaane démb ca ndajam conseil des ministres Vox Populi ne ko ba sant ministre de la santé ministre des finances ak yeneen ministres yi nga xam ne yëf yi soxal na leen ñu jël lépp lu di matuwaay ba mën a ñàkk nit ñi contre Covid 19 gi Vox dolli ñu ci ne Macky Sall nee na leen amul xaaj amul seen waa réew mi ñëppay ñàkk. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi.
ñu koy gërëm bu baax moom Mouhamed Ndiaye dañu jàngal ci yéenekaay yi mbokk yi foofu leen yam ak yéen ci xibaar yi nesut ñu defu pàttali ci li ci gënoon a fës. mbirum Ousmane Sonko pencum ndaw réew mi di tàmbali tey liggéey bi jëm ci dindi malaanu kiirlaay député am ni ko ministre de la justice sàkku njiitu Pastef ñu koy jiiñ mbirum si foofu ci assemblée nationale waaye karange gi taxaw nañu temb jëli matuwaay. ndaje boobu waral ba waa ambassade bu France di ragal yi manifester ñuy wax doomi France yi nekk ci réew mi ñu moytu booru assemblée nationale ak booru Sacré-Cœur di fa Ousmane Sonko dëkk moom Ousmane Sonko waa Y'en a marre FRAPP France Dégage ak parti bi di FDS taxaw nañu pour xeexal ko ndax dañoo gis ne nguurug Macky Sall képp moo koy fexeel la. mu nekkoon xibaaru suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène newoon ci micro bi ñuy gërëm Abdou Thiam ni newoon ci machine bi ak Yacine Pouy ci digital bi ci kanam tuuti bi reportage bu leen di tegal buñ ci noppee penco ngeen ci ànd ak Barthélémy Ngom jaajëf ñu yéen ak jàmm